mbokki asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li gën a fës njabootu maam Astou Soxna fas yéene dem ca yoon kalaame mu di soxna soosu wannoon lor ñàkk bakkenam ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga alxamis gi weesu ministère de la santé moom jamono ji sax wala boog tey ci suba amal na ab réunion d'urgence ci loolu hôpital ba ñoom it ñu ngi amal ab ndaje dinañ ci ànd kon ak Thierno Fall ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen borom kër ca boom nga amoon fële ca Bofa Bayotte di yëglu nekk ci njàqare ñoom soxna yooyu le anam yu méttee métti la ñuy dund ñoom ak seen i njaboot ñuy ñaan état bu Sénégal mu taxawu leen fileeg nag verdict bi di wadd ci procès bi fukki fan ak ñett ci weeru juin. beneen ponk ci xibaar yi muy reportage koor fële ca Sédhiou niñ ko nemmeekoo ci diwaan yu bëri ci Sénégal daanaka li ñuy dund lu ci bëri dafa yokk lu ci mel ni diwlin ceeb wala meew askan wi ak jaaykat yi nekk ci koñ yi ñoom nag ñu ñuy duut baaram tuuma mooy grossiste yi nee na ñu ñoom ñoo yokk lépp. réel de réseau des élus locaux du Sénégal judd na ci taxawaayu Yewwi Askan Wi loolee fexe rek ba wujjee ak association des maires du Sénégal Babacar Ba jiite forum du justiciable nee na nag loolee dëppoowul benn yoon ak principe yi nga xam ne moom mooy doxal république dinañ ànd itam ak Cheikh Tidiane Diaw ci tàggat yaram léegi yaatal bi. mbokk yi ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak soxna soosu ñàkk bakkenam fële ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga alxames bële weesu njabootam nag ne dina dem ca yoon kalaame hôpital bi ndax danoo soofantal seen doom ba mu mujjee ñàkk bakkenam moom ak xale bi nekkoon ci biiram Astou Soxna de césarienne lañ ko waroon defaral d'urgence hôpital bi nag ñu ne am na benn rapport bu ñu jébbal ministère de la santé mi nga xam ne tey jëlee ci suba amal na ab réunion d'urgence ci loolu le hôpital bi sax ñu ne ñoom it tamit ñu ngi daje jamono ji du ñàkk dinañ ci ànd kon ak Thierno Fall ci yeneen jotaay xibaar. ñu dem fële ca bët saalumu réew ma fii lekk nag ñuy am verdict ci procès Bofa Bayotte bi maanaam faat gu metti ga fa amoon ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen borom kër ñoom ñu ngay yëglu ñoom ñu ne ñu ngi dund anam yu méttee métti ñoom ak seeni doom di ay njirim gisatuñu seeni baay ñu ne nag état bu Sénégal faw mu taxawu leen fii lekk ñuy jot ci verdict procès boobule fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ñu dëgmal Boubacar Diassi ak Lamine Mondiang lañ ci àndal. bu ñuy xaar ndogal buy tukkee ci atte bu ñu attee ñu tuumal ni ñoom ñoo def jéye ju amoon ci àllum Bofa Bayotte ca janvier 2018 jéye ju nga xamante ne fukki doomu aadama ak ñeent ñoo ci ñàkk seeni bakkan seeni soxna di fi dellu si conditions yi ñuy dundee ñoom ak seeni doom yi ñàkk seeni baay. 3 xale ñu ngi foofu di torokal man di may torokal ak sama xale parce que su ma nekkee nii ama ku may jàppale man kese ak sama xale damay def jardin ma dundal sama xale man may fay école bu feebaree man may yóbbu école lu ne man may defar ama ku may jàppale bu dul yàlla. ñeenti doom la ma bàyyi ñetti doom la ma bàyyi ak ëmb bu 10 waa fekk maa ngi ëmb bu muy gaañu le 6 ñu suur ko le 7 ma wasin le 27 waa doom bu góor instant maa ngi dund ak xale yi jaay ndekki laa def. loolu laa nekk di loolu la ma bàyyoon maa ngi def ndax ma tàggoo mu ngi dem uti lu muy dundee njabootum ci la far mu des ci depuis boobu maa ngi ak xale yi. gannaaw ba ñeenti at doxee diggante jëye ji ak léegi soxna ñu si ñàkkoon seeni bakkan di wax ni bés bu yàlla sàkk seen dund di gën a jafe rawatina anam yi ñuy dundal seeni doom ba tax na ñu sàkku ndimbal bu am maanaa ci état bi rawatina mu jël seeni doom def leen pupille de la nation. ñun te bëgg nañu loolu de parce que ñun tam suñu doom yi Sénégal Ziguinchor Sénégal fii la ñu juddoo man aussi man fii laa juddoo xale yi instant bi kenn rek moo nekk di jàng ku mag ki moo nekk di jàng ñetti jànguñu am moo moyen lu ñuy jàngee moo tax sama beneen doom mu ngi fi di taxawaalu aw ma dara li ma koy jàppale lu ma laaj aw ma état boobu aw ma loxo boobu jotuma ko sama gannaaw loolu moo tax. depuis Alpha Aliou Dia mu gaañu kenn wootuma téléphone kenn joxuma dara man kese ak sama doom yi may toppatoo sama doom yi. lu ma koy ñaan nguur yi ñu jàppale ma si sama doom yi mu jàppale ma
comme ay école yi nii ay lu may dundee sama doom yi ñu jàppale ma ñu jigéen ñi jëkkëram yi ñu bokkoon si kii bi ñu jàppale ma ñu yëpp ñu kii bi ñu am jàppale boobu waaw. li ëpp fanweeri xale yi ak seen yaay ñoo nekk di xaar ndogal buy tukkee ci procès bi. jërëjëf Boubacar Diassi Djinak Bara am na léegi ab poste de santé bokk na léegi ci île yi nga xam ne ñoom ñoo gën a sori ci commune bu Toubacouta askan wi terewul nag li ñu bëgg mooy ay gaal yoo xam ne ay ambulance lay doon ngir fexe ba ku amee jàngoro foofu ca île ba ñu mën laa rawale gaaw ndax jamono ji li ñuy defee évacuation yi mooy gaal yi ñuy nappee te loolu metti na loolu ci ñuy dëkk foofulee Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ci reportage. ndox la boo xam ni ci commune bu Toubacouta la fare mu am nag yeneen ñeenti îles yoo xam ni dañu bootu ci moom am na ci boo xam ne sax ne ñu ci réewu Gambie la féete ab case de santé moom moo fa nekkoon waaye fi mu ne soppi nañ ko mu nekk ab poste de santé fi mu ne dootul jarati ñu jéggaani di feneen. Côté infirmerie am nañ 5 salles et on a une salle pour les pansements, salle de consultation, 2 salles d'hospitalisation de plus. Donc côté maternité on a bureau de sage-femme, une salle de garde, salle d'attente, salle d'hospitalisation et salle d'accouchement. jàppale ngir ñu tabax bërëbu fajukaay bu ni mel moom moo di Pharmaciens sans frontières bu Luxembourg. Pharmaciens sans frontières en collaboration avec l'association de Djinak dañuy intervenir dans la commune de Toubacouta et de Karange de Kër Samba Gueye. Donc soo waxee insulaire rek déjà le besoin vu l'éloignement vu les conditions d'accès aux soins de première nécessité. fi mu ne am na lu bëri lu wàññeeku ci seen jafe-jafe waaye dafa am lu leen soxal mu jëm ci jumtuwaay yoo xam ne dinañ ci mën di évacuer ñi nga xam ne ñoom ñooy feebar te duñu am benn jafe-jafe ñu ne bu ñu sañoon ñu indil leen fa ay pirogue ambulance. Parce qu'on est très reculé gaal bi ñuy nappee la ñuy évacuer pour l'instant waaw pirogue ambulance moo ñu gën évacuation bi ak yeneen gaal yi métti na. loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi ni daañu ci xar seen tànk tubéy def ci ay plaidoyer ba ñu fajal leen soxla bu ni mel. nit ñi waa dëkk bi c'est des pêcheurs en fait yoroon nañ seeni gaal si gaal yooyu lañ doon jël malade yi di leen évacuer ba Missirah ambulance fekk leen foofu yóbbu leen centre de santé ba Sokone wala ñu jàll leen ba Fatick. plaidoyer maintenant la ñuy def ci partenaire bi ci collectivité territoriale bi wala ci ministère de la santé pour ñu fexe ñu am benn pirogue ambulance boo xam ne dina nekk aux normes pour ñu mën bépp malade boo xam ne dafa laaj benn prise en charge bu gën a poussé ñu mën ko évacuer vraiment dans des conditions normales. commune bu Toubacouta nag fii mu ne mën nañu wax ni am na lu tolloo ko fukki poste de santé ci juróom fukki village ak ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu ni itam mu am ci ñeenti dëkku ndox yoo xam ni daanaka ñetti yépp am nañu fi mu ne ab poste de santé. ñu delluwaat ca Casamance rawatina ca Sédhiou ak reportage bi ñu jagleel koor gi foofu niñ ko nemmeekoo ci ay diwaan yu bëri ci Sénégal li ñuy dundee lu ci bëri dafa yokku lu ci mel ni ceeb diwlin wala meew diwlin bi ñu ne sax nag litre bi daanaka ñetti téeméer lay jar askan wi ne sonn nañu ñoom ak ñi yore butigu koñ ñi nag ña ñuy joxoñ baaram tuumal mooy grossiste yi ndax nee nañu ñoom ci boppam ñoom ñoo yokku njëg yi reportage ca Sédhiou Bakary Konté Khali Diamé. bi dafa cher loolu fii ci diwaanu Pakaaw ndaxte litre bi ñu ngi koy jaayee entre 1250 ak ñetti téeméer loolu nag clients yi ñoo ko xamle. xanaa diwlin bi de metti si ñun parce que fu mu nekk nii diwlin bi cher na cheraay boo xamante ne jaaxal na askan bi parce que diwlin la ñu am pour li ngay toggee loolu bu ñu ko yokkee daf ñuy sonal. commerçant détaillant yi di tuumal grossiste yi ñu ne ñoom ñoo waral ni diwlin daal di yokk fii ci diwaan bi ak marchandise yi yëpp nu ñuy yokkoo. diwlin bi dama doy na war moom dafa yokk léegi ñun commerçant yi mënatuñ ko jaay. parce que boo naree jënd 25000 nga jaay ko 1200 sa xaalis bi du génn parce que 1200 boo calculé 20 litres boobu 24000 la yow nga jënd ko 25000 nga nar koy jaay 24000 xam nga pertement la même meew seer na loolu métti na nguur bi dafa war a gestu xoolaat baax waa nit ñi. xamuñu fu diwlin bi dugg dañuy xëy yor sa xaalis doo mën a jënd diwlin te grossiste yi ñoom ñoo mën a jàppale te defuñu effort ñun tam ñu toog di leen déglu parce que ñun ay détaillants lañ. grossiste yi la ñuy xaar ñu jaay ñu mën a jaayaat am dara mais bu ñu demee ñu mëntuñ ñoo jaay ñun tamit dañuy toog di leen seetaan rek ba xam loolu daal mooy suñu problème. waaye bëgg nañ tamit suñuy client bu ñëwee am luñ génnewaale waaye ñëw di jënd si dawlin nga ne amuma dawlin rafetul tey pompe yi boo ci vidé amul dara sama fii bu ngeen fi xoolee daanaka bu ngeen fi gis dawlin dañu wax ak grossiste yi dimbali détaillant yi ndax benn ñun dañ ñu naan lii ngeen di détaillé waaye duñ ñu wax ni lii ngeen di jënd en gros loolu tamit jàpp naa ni lu ñu war a seetaat la.
population yi nag di ñaan gouvernement bi mu daal di wàññi njëg yi. ñuy ñaan di lancer cri de cœur gouvernement mais surtout président son excellence monsieur Macky Sall ne na ñëw toog ak commerçant yi wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax ñu wàññi prix yi parce que cher na lool nit ñi sonn nañu te du loolu rek mooy wareefu nit ñi parce que courant ngi fi ndox ngi fi tamit. Sédhiou ay nag mere loolu grossistes yi ñu bëgg nag service du commerce daal di régulariser marché bi ba grossistes yi daal di respecter prix yi. commune bu Dalifort fii la ci Ndakaaru rawatina ci département bu Pikine foofu nag askan wi li ñuy jooy mooy ñàkk ay jumtukaay ci wàllum école ak fu ñu bëgg a fajoo rax ci dolli li leen wër muy kéew mi daal saa su nekk dafay gën di dellu ginnaaw li leen gën a solal sax mooy bassin de rétention ba nekk foofule ginnaaw ab benn coalition di coalition ànd liggéey sunu gox koy lancé ci laskan wi ci boppam profito wax seen i jafe-jafe yooyu ci turu Cheikh Sène moom mooy coordonnateur communal bu coalition ànd liggéey sunu gox ci micro Abdoulaye Anne. li tax nañu dugg ci politique mooy dañoo bëgg a changer donne bi fii ci Dalifort metti na Dalifort amul sécurité Dalifort boo ko seetloo sax c'est un quartier rural ci biir Dakar Dalifort lu ma gën a metti mooy Dalifort dafa absenté sur la scène politique loolu lu ko indi mooy parce que on n'a pas assez de leaders qui sont charismatiques ou bien qui défendent assez Dalifort au niveau national et au niveau international donc loolu moo gën a tax ma dugg ci politique pour mën di défendre Dalifort ci biir ak ci biti lu ma am ci biir ak lu ma am ci biti yëpp ma indi ko fii Dalifort pour que lépp mën a changer dëkk bi am na ñàkk na sécurité ñàkk na xëy ndaw yi amul sur le plan santé aussi benn poste de santé lañu amuñu centre de santé et puis loolu aussi ça amène des problèmes parce que loolu tax taux de mortalité bi xaw a élevé sax fii nii parce que boo feebaree balaa ngay faju il faut nga génn Dalifort te loolu yëpp dafa nekk ay mots yoo xam ne daf ma metti loolu tax ma dugg ci politique l'analphabétisme gagne du terrain. état bu Sénégal ak mbébét bi mu am muy instauré fi permis à point fii ci réew bu Sénégal boo moyul dina am ay jafe-jafe moom mooy gis-gisu Tahir Faye expert la en intégration moom nee na sax kilifay réew mi dafa mel ni dañoo sàcc benn projet bu mu soumettre woon état bu Sénégal ci atum 2008 ginnaaw ba ko njiitu réew mi Abdoulaye Wade sàkku woon ci moom mu xalaat ni état bi rawatina kilifa yi daanaka dafa am lu bëri lu ñu bàyyi ginnaaw lu war a jiitu permis à point boobu Alhassane Ba ak Diafara Ba dem nañu daje ak moom reportage. moom mooy ki njëkk ki nga xamante ni moom moo proposé gouvernement bu Sénégal ab plateforme bi nga xamante ni dafa yeesal lépp lu jëm ci wàllum transport fii ci Sénégal atum 2008 la woon tey ji nag nee na ab déception la am gis ñu jël benn pàcc kese ci liggéey bi nga xamante ni defoon na ko. bu fekkente ne yow compatriote jóge na à l'étranger ñëw indil la alors une plateforme boo xam ne bi kii règle pratiquement tous les problèmes. alors yi nekk ci transport routier dama am yaakaar ne boo demee léegi ba nga xam ne bi léegi yaa ngi siy jël dara nga mën a xool au moins njëriñu loolu quoi mais pas le fait que rek bon defar nga permis à point. mu jàpp ni dafa mel ni gouvernement bi dafa yàkkamti ci mbir mi ba am li nga xamante ni daf ko cee bàyyi moo tax nag mu gis ne li ni mel du régler problème bi. ci plateforme originale bi noonu lañ ko tëggee ba nga xam ne bi léegi yow assurance bi moom dafay xam. yow bu fekkee def nga accident assurance bi da koy xam bu fekkee léegi am nga contravention assurance bi da koy xam. boo dindee loolu teg ko jël rek affaire permis à point bi en fin de compte yaa ngi taxawal affaire boo xam ne bi du régler dara te dafay gën a yokk sax problème parce que lii muy yokkee problème bi mooy man su ma policier bi jàppee may dawal bon léegi ma def infraction man ak moom mën nañoo wax ñun ñaar ba nga xam ne bii du ma teg infraction buy dindi ay points sama permis te loolu lañ doon bañ nag bi ma indee plateforme loolu daf ko dindi parce que policier bi fi mu nekk moom tablette bi mu yoree nga xam ne bii moom ci lay dugal information yi commissaire de police daf koy gis commandant brigade daf koy gis même le maire yi daf koy gis donc tout le monde ñëpp koy gis. lu tax jamono jooju mbir mi antuwul. c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi tey jël décision yi ñoom dañu am complexe. bu Sénégal comme ñoom ñooy indi liggéey bu xarañ boo xam ne bii xam na ne lii bon liggéey bu am solo la ñoom am nañu complexe sax pour nangu ne Sénégal yi moom a gën a xam kooku mooy benn. deuxièmement bon patriotisme maanaam léegi bëgg sa réew moom moo amatul ci dëkk bi quoi. man bi ma ko indee dañ na ma ñaata ka koy jaayee man jaayuma man dama leen ko may bon ñoom seen bopp ñoo ne ma ñoom bëgguñu ma may leen ñoom ñoo ci bëggoon def ay mbir yoo xam ne moom moo indi lii nag affaire boobu moom moo indi lii parce que ñoom à la fin li ñuy def léegi mooy jël sama programme bi ma leen joxoon jébbal ko ay nit ba pare léegi ñoo jaay leen ko.
te pourtant liggéeyam gi école nationale supérieure bu science de l'information nekk ca France daal dina koy citer en exemple. Association des maires du Sénégal am na bu wujju léegi reyal la muy réseau des élus locaux du Sénégal Yewwi Askan Wi ña ko jiite ñoom ñoo ko taxawal loolee tax ba kii jiite forum du justiciable Babacar Ba am ay kàddu yu mu ci yëkkati ndax nee na loolee tegul ci yoon association bu ni mel boo xam ne dañ koy wéer ci ay politique wala lu ni mel teg ci àndul benn yoon ak lii di ay principe de la République moom Babacar Ba la ñuy déglu ci micro Chérif Dia. koo xam ne tey askan bi moo la fal yaa xam nga nekk maire wala nga nekk député boo ko xësee ba doon mënuloo ni rek da ngay représenter benn coalition de parti politique wala boog benn parti politique boo xësee ba nekk un élu du peuple da nga koy nekkal pour askan bi yëpp pour citoyen yëpp même ñi nga xam ne tey jotuñu voter pour yow. alors kon tey bu ñu toogee ba gis nii am na ay maire wala boog ay coalition de parti politique bëgg a créer association boo xam ne dafay am. benn coalition bu ñu koy féetale loolu dafay zappé dafay indi nësaxal ci li nga xam tey moom mooy fondamentaux yi mën a tabax suñu république du Sénégal dafa am benn devise un peuple un but une foi donc tey bu ñu demee ba gis que ni ñoo ngi bëgg a loolu ñu koy def ay pàcc-pàcc di am ay association de maires ñi féetee ci benn coalition ñii bëgg a féete ci beneen coalition loolu dafay nasaxal li nga xam te moom mooy suñu république dafay nasaxal li nga xam te moom mooy suñu démocratie donc am na mën nañu indi ay parparloo kenn ku nekk bu la neexee mën nga ber mais bu ñu demee ci loo xam ne ay institution la loo xam ni c'est la république loolu daf du jaadu ñu si indi ay pàcc-pàcc donc un élu du peuple c'est un élu pour tous les citoyens mais pas pour une coalition wala boog benn parti politique te loolu aussi ñoo ngi interpellé ki nga xam te moom mooy le ministère de l'intérieur pour que mu jël ay matuwaay. ay ndaw yu bokk ca APR ñoom nag dippee seen bopp jeunesse authentique li ñuy naqarlu nee nañ mooy taxawaayu yenn ci responsable coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo gis ni daal dañ leen a soofantal te loolu duñ ko nangu fenn ñoom ndaw ñooñu lee di woo jiitu coalition bi di président Macky Sall mu fexe ba tirer leçon ci élection locale yi maanaam la ko daloon mu bañ koo dalaat ci élection yi ñu dëgmal fexe ba ñëpp ànd ci li leen yitteel ñu yëkkati kàddu yooyu ci ab conférence de presse fële ca Kaolack ci teewaayu Mbaye Diaw ak Fally Gueye. jafe yi di wéy diggante jeunesse authentique bu APR ak ñi nga xamante ni ñoo nekk leaderu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñu daal di regroupé wu ci benn plateforme Mame Biram Cissé nekk secrétaire général u jeunesse authentique bu APR di xam la ne xeex bu ñëw ndaw yi ñoo ciy jiitu waaye responsable coalition Benno Bokk Yaakaar yi nekk teguñu fenn ndaw ñooñu te ñoom nee nañ loolu danoo bëgg mu dakk parce que dañoo seetlu am na ay diir yoo xam ne jeune APR kenn mosu leen impliqué. di leen impliqué ci dara. li ñu doy mooy mobilisation li ñu doy mooy parrainage. on a gagné toutes les élections c'est à cause de la jeunesse. jeunesse bi ñoo tax ñu gagné élection yëpp. yi fi mos a jaar donc tey dafa jot ñu taxaw am beneen taxawaay dañoo bàyyi jeunesse bi en rade. ñu mer ba futu nag ndawu APR yooyu di woo ki nga xamante ni moo di Macky Sall mu moytu li leen dalan ci élection locale yi mu dalaat leen. fii ci Kaolack. donc je pense que waratu tànn benn tête de liste bu du tête de liste jeune parce que on est à l'ère de la jeunesse. président Macky Sall xam na ko te loolu manifesté wu na si élection yi ñu jógee. dañoo perdre Kaolack ndax jeunes yi nga xam ne dañoo frustré jeunes yi nga xam ne dañ leen laissé en rade jeunes yi nga xam ne kenn faalewu leen kenn lijjantiwu leen loolu dafay dagg. la jeunesse authentique de l'APR bu Kaolack nag di xamle ne ñoom ba léegi Macky Sall moom la ñu àndal ba tax ñu di ko wooyi tamit. élection législative yi ñu jëm bëgg-bëgg bi rek mooy ndaw yi daal di ëpp ca assemblée nationale. ñeneen ñu am lu leen naqari muy ñi bokk ci mouvement des arabophones du Sénégal MAS ñoom nee nañu état bu Sénégal li mu digle woon ak ñoom defu ko ba tey daaw la woon ci benn audience bu ñu amoon fële ca palais ba mouvement bi li mu bëgg mooy ñu taxawal ay assises de l'enseignement arabe fii ci Sénégal fexe ba indi ay saafara ci seen i jafe-jafe yi ñuy dund ci secteur boobule Abdoulaye Gadiaga moom moo jiite mouvement bi moom la ñuy déglu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. ci bi nga xam ne monsieur le président de la république Macky Sall toog na ak le mouvement des arabophones du Sénégal. ata ngi noonu keroog bi ñu toogee ak moom jox ko doléance yi nga xam ne moom la ñu tënkoon muy ay jafe-jafe. président de la république jël ci ay engagement yu mat sëkk. que gouvernement mu organiser ay assises maanaam ak toog pencoo goo xam ne dañ koy pencoo lépp lu aju ci njàng ak njàngaleem arab ak jafe-jafe ak situation yi nga xam ne moom la arabisant au Sénégal di dund. ñu gis ne aussi pour solutionner jafe-jafe yooyu mooy il faut que dafa jot Sénégal am une université arabo-islamique
boo xam ne dafay am ay filière professionnelle am parce que réew mi tey am na juróom-ñaari université publique boo xam ne modèle français la mu nekk offre académique boo xam ne dafa tëju benn université lañ am orientation mu université Cheikh Anta Diop département arabe boo xam ne ñu ngi ko taxawaloon en 1957 ba léegi amul benn réforme amul benn modification. formation wàllu financement wàllu encadrement ñu fexe ba ubbi ko pour les arabisants. créer benn délégation à la langue arabe au niveau du ministère de la culture. étudiants yi ñi ngi am ak les mêmes problèmes ba léegi ci wàllu orientation. ñaar fukk ak juróom-benneelu édition wàcc kaamil yi am fële ca Ndar te Alioune Badara Diagne Golbert moom mi dëddu àdduna defoon ko amal nañ ko diwaan ba nag bëgg a sargal moom moomee Alioune Badara Diagne Golbert mu di ab occasion ci maire ba Mansour Faye muy xamle ni dinañ amal benn sëg bu bees ndax dafa jàpp ni sëg boobule di marmiyal nag dafa fees te faaw ñu ut ci saafara ci ni mu gën a gaawee Ousseynou Diop ak Habib Seck te woon nañ ci wàcc kaamil yooyu le fukk ak juróom-benneelu édition yu kaamilu Ndar yi nga xamante ni El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert moo ko sosoon daan nañ koy amal ci diwaan bi ca Marmiyal mbooloo mu bare daal di koy teewee jóge fu nekk nag ci gox yi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan Ndar géej ndaje bu nu mel nag at bu ne ci weeru koor bi lañ koy amal. surmonté nañ jafe-jafe yëpp ba organiser nañ ko ni ñu ko war a organiser moo tax si kaamil bi boo xoolee lépp jaar na si yoon donte sax am nañ ba instant boo xam ne ñu am fu ñu toog waaye ñi ñëpp mënuñu leen jox ñu toog ñuy ñaan tam dëwën kuy si ñëw nga mën a indaale sa sijaada bi ngay jullee. ci ndaje bile kilifa yi daan nañ ciy teew ngir nag daal di bokk ci lu jëm ci wàllu liggéey bi meeru Ndar sax jàppani armeeru Ndar yile di Marmiyal dafa fees ci daanu jël ay ndogal ngir mën a ubbi yeneen i sëg ci diir bu gàtt. dëgg la que ni Marmiyal fees na amatul quasiment place donc ñun dañoo amoon benn espace boo xam ni dañ ko gisoon am nañu kayit bi mu nekk fële ca xaar yàlla ñu fexe ba loolu pare ñu ubbi ko boobaa nit ñi dañ fa mën a dem dafa yóbbu seen ay néew. Imam Ratib bu Ndar nag daal di jaajaat ñi nga xamante ñooy ndaw ñi di ñaan ñu gën a wéy ci lu jëm ci wàllu liggéey bi waaye tamit di sàkku ci yenn ci comportement yi ñu daal koy teg ci suuf. yii nekk ci Sénégal wuute yii nekk ci Sénégal te mënul ñàkk yan nag yàlla seral delloo ci Sénégal ca na mu meloon bëggante soppante. ndaje bi mbooloo mi bare woon lool fu nekk nag ñu daal fay jóge ñëw daal di delloo njukkal El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert mu doonoon jëmm joo xamante ni ba tey nit ñi ñu ngi ciy jooy. jërëjëf Ousseynou Diop jërëjëf itam Malal Junior Diagne dañuy dellu fële ca Louga nañ leen ko doon waxee sànq ginnaaw lu tiis la fa xew mooy soxna soosu wan noonu lor ñàkk bakkanam tey hôpital bi amoon nañu ab ndaje Thierno Fall lañ fay fekk Thierno maa ngi lay nuyu di la ziar Thierno lan lañ fa mën a jàpp ci diggante keroog ak tey jile ca la fa xewoon Thierno. noonu la ajuma ji ñu génn ci la soxna si di Ndeye Astou ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xamee ni rek da doon wasin ci lalu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga muy lu nga xamee ni nag jur na coow lu bari fii ci diwaanu Louga askan wi ñu bëri naqarlu ko rawatina nag ñi nga xamee ni si ñoo di ak njabootam ba tax ki nga xamee ni sax moo di jëkkëram génnoon ci réseaux sociaux yi dénoncé ni ci maternité bi dafa am négligence bu nga xamee ni si am na fa ba moom moo waral ki nga xamee ni si mooy soxnaam biñ ko indee ci hôpital bi ci 9h30 ba 4h amul benn taxawaay bu nga xamee ni def nañ ko ngir mu mën a mucc ci anam yu jaar yoon loolu nag def toole bu mag fii ci diwaanu Louga kii di dëkk bi sax jamono yi def na ab plainte bu nga xamee ni si moom moo waral sax mu am beneen rebondissement ba tax ñi nga xamee ni si ñooy autorité yi nekk ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye nga xamee ni boobaak léegi yéen ñu yàgg ci mbir mi mujj nañoo décidé di amal benn point de presse ngir nag wax ci tuuma loolu fi mu toll ni nag xamaguñ lan la ñuy wax waaye ñu ngi ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye di xaar ñu génn ngir mën ñoo defar benn conférence de presse ngir leeral li nga xamee ni rek moom moo am ci faatu soxna si di Ndeye Astou nga xamee ni ajuma bi ñu passé ci la ñàkk bakkanam ci lalu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ginnaaw bi nga xamee ne rek da doon wasin kon ci kanam tuuti incha allah dinañ jël siwaat ci conférence de presse bi dañ ko yaatal jërëjëf.
incha allah jërëjëf Thierno Fall lépp lu ci tukkee dinañ leen ko yeggee incha allahu rabbi am na it benn vidéo bu ñu jàllale ci réseaux sociaux yi gis ngeen ko muy suñu benn mbokk sénégalais fële ca Italie rawatina ca Florence ak takk der yi ko jël teg ko noonu ci suuf gis ngeen ko di ko fitnaal di ko toroxal noonu ministère des affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur ñoom nag génne nañu benn communiqué di ko naqarlu bu baax a baax ñu cay dolli ni ginnaaw bañ ko yëgee rek jéem nañu fexe ba xam it kii ñuy fitnaal nii kan la bañ ko xamee ambassade bu Sénégal ba ca Rome moom dem na jokkoo ak ministère bi italien des affaires étrangères et de la coopération internationale moom Papa Abdoulaye Seck ni ngeen ko gisee ci ndaje boobule am na ab waxtaan bu mu seq ak kilifa yi nekk foofule ca Florence ak tamit ca Italie sax nag ngir xam yëf yi lan moo ko wundu ñoom ñi ay sénégalais nekk foofule ca Florence ñoom am nañu lu leen metti torop ba sax nag amal nañu benn toogaanu ñaxtu ngir naqarlu yenn ci acte yu mel noonu te lim fay am dafa bëri. ñu dem fële ca Gambie ak élection législative ya fa amoon muy fal député parti national pour le peuple mu di parti bu njiitu réew ma Adama Barrow moom moo jiitu ci élection législative yi samedi bi la weesu ndax am na fukki député ak juróom-ñett waaye amul majorité ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci résultat yi commission électorale indépendante bi génne parti d'opposition bu fa gën a mag di UDP te avocat ak militant droit de l'homme bi Ousseynou Dabo jiite ko moom moo jël ñaareel am fukki toogu ak juróom ci assemblée nationale ba NRP di formation politique bu ministre de la culture et du tourisme Amat Bah moom nga xam ne moom dafa dem ci élection yi àndut ak kenn ñeenti siège la am PDOIS bu Khalifa Sall nekkoon président assemblée nationale ay jamono moom ñaari siège la am APRC bu chef d'état ba woon Yaya Jammeh moom te Fabakary Tombong Jatta jiite seenub liste ci élection boobule moom daanaka ñaari député la am Adama Barrow xam ngeen ni ci weeru décembre bi ñu génn lañ ko falaat ci boppu réew mi constitution bi ci boppam sax nag moom moo ko may mu nommé juróom fukk ak juróom-ñett ñi bokk ca parlement boobule bokk na ci président bi partem kon faaw mu dem ànd ak ay élus yu bokk ci kujje gi wala sax nag ay liste indépendantiste ngir indépendant pour mën a am ab majorité ci biir parlement boobule. dañuy dem ca France wax ci beneen élection muy élection présidentielle ba fa amoon démb premier tour bi bu ñu sukkandikoo ci résultat yu mujj yi daanaka lii nii évolué na sax ndax Emmanuel Macron moom am na daanaka téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñaar tomb juróom-benn muy 27,6%. Kii di Marine Le Pen am 24,4%. moom mooy résultat yi nga xam ne daanaka mooy yu complet yi président sortant be candidate bu rassemblement national ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi la ñu nar a jàkkaarloo waat ci ñaareelu pàcc bi ndax mu mel ni li ñu nemmeeku woon ci atum 2017 moo nar a amaat waaye boobu Emmanuel Macron daanaka moom moo ko jëloon ci bu yaa sax téeméeri xob boo jël juróom-benn fukk ak juróom-benn Marine Le Pen amoon fanweer ak ñett waaye sondage yi ren jile dafa xaw a wute ndax ci ay xayma dañoo jàpp ne Emmanuel Macron bu ñu demee ba ci second tour bi daanaka téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent la ci nar a am xëy na sax tey jile delluwaat ci terrain bi maanaam dooraat campagne bi dàmbalee ko fële ca Haute-France waaye foofu ñu ne kii di Marine Le Pen jiitu woon na ko fa daanaka moom Emmanuel Macron li muy def rek mooy fexe ba jël yenn ci ay candidat ñi nga wala boog ci ay vote ñi nga xam ne ñoom ñoo lajj ci élection bi muy moom muy Marine Le Pen di candidate bu Rassemblement national loolu lépp Abdoulaye Cissé defal nañu ci ab jàngat. fi amoon 2017 mel na ni ki verdict ba la ñuy xaar ba tey diggante Emmanuel Macron bu la République en marche ak Marine Le Pen bu Rassemblement national ñoom ñaar ñi qualifié ci deuxième tour élection bi war a am 24 avril bi ñu jëm du yomb nag ndax Front républicain boo moytul naru la fonctionner comme na mu doxee woon 2017 Marine Le Pen jàpp ni consigne woti sax yitteelu ko Emmanuel Macron jàpp ni ñu bari ci ñu éliminé moom la ñu woteel ñaari parti yu mag yi mës a ŋànk politique gu France nag ñoom dañoo gën a nërmeelu jullootu parti socialiste moom xamoon nañ ni deewoon na ba pare UMP les républicains parti yu Nicolas Sarkozy ba woon moom fi la nar a jaaree moom it suulu ndax seen candidate bi di Valérie Pécresse 5% yi waroon a mën a tax ñu rembourser leen seen xaalisu campagne jotu caa egg ba kàngamu parti bi yu bari tey mere nañu ko li parti bi mujjee mooy woo militant yi lu waay am lu waay mën ngir ñu fay banque yi balaa ñuy teg loxo ci parti bi ak alalu parti bi te bu boobaa
dana ñaaw ndax parti bi mën na fee jaaree suuloo ba faw. Éric Zemmour lañu ko njorteloon àggu ca ndax xëy na militant extrême droite dañoo jàpp ni Marine Le Pen moo gën a jege qualifié kon nanu ko dooleel moo gën a gaaw donte Éric Zemmour nee na 2% yi nga xam ne ñoo ko sànnil bëgg na ñépp tegu ci kaw Marine Le Pen ndax Emmanuel Macron moom moo yées lépp. Jean-Luc Mélenchon moom diis na ko lool mu woote jàppale Emmanuel Macron waaye nee na bëggul benn xob dem ci Marine Le Pen. li ñuy jàpp ci mujjantel gi ci wote bi mooy parti boddee konte ci biir xeet yi nekk foofu ca France di bu Marine Le Pen ak bu Éric Zemmour xëtt nañu ay frontières yi France ndax fu ay français nekk léegi dañuy yóbbaale théorie yooyu ba ci fii Sénégal 15% ci ñuy wote Marine Le Pen ak Éric Zemmour la ñu sànnil si ay xob mu yéem ñu bari ci communauté française bi nekk fii ci Sénégal verdict ba nag 24 avril fi léegi fukki fan ak juróom. incha allah jërëjëf Abdoulaye Cissé ci jàngat bi dañuy egsi ci xibaaru tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. tàggat yaram dañ koy doolee ak Ligue 1 17e journée AS Pikine mu mel ni am na opération bu baax bu mu def ci journée bi. waaw AS Pikine ci affiche bu am solo boobu doon am foofu de ca Pikine ñu bari sax yaakaaroon ni match bi dina déborder ndax li xewoon ci match aller bi waaye match bu mag la mujj doon ci seen diggante ak Jaraaf ñu daan Jaraaf ñaari bal ci dara bi ñi ko dugal di Babacar Ndiaye ñaax à la 80e minute deuxième bi Lamine Correa dugal ko 93e minute ñaari passe décisive yi nag Ababacar Assar moom moo ko def loolu tax ba AS Pikine yéeg ci podium bi dinañu si dellu si suñu yegsee ci classement bi sommet journée bi nag ma nga woon xewee sa Ziguinchor ci diggante Casa Sport ak Génération Foot. Casa Sport daan waa Déni Biram Ndaw yi benn bal ci dara mu andil satisfaction entraîneur u Casa Sport bi di Ansou Diadio ni fi mu nekk nii comme que assuré na maintien mi ngi wut place ci podium bi fin de saison ñu teewlu ko. waaw li may wax rek mooy di sant yàlla di gërëm di naan di courage joueurs yi di leen féliciter pour match bi parce que def nañ li nga xam ne loolu mooy essentiel bi mooy lan mooy jël 3 points. Parce que 3 points yi amoon na important trop fi ñun comme ni ñu ko waxee ñun à domicile bëgg nañ équipe bi fu ñëw ñu gagné la te noonu la ñuy préparé te noonu la ñuy joué yàlla jox nañu tey victoire bi ñu ngi ciy sant yàlla di wax ni léegi fu mu nekk nii mun nañu wax ni phase biy ñëw nii dañuy dem góorgóorlu pour bokk ci équipe yi nekk ci podium bi. parce que depuis 2013 li ma jot a xool ci championnat bi amul équipe bi nga xam ne am na 30 points te mu wàcc donc ñun léegi am nañ 32 points. am nañu yaakaar ni match yi des ni léegi dañ koy jouer pour bokk ci équipe bi nekk ci podium. entraîneur bu Génération di Olivier Perrin moom nag naqarlu résultat bi yaakaaroon ni équipe am mu waroon am lu gën li mu jëlee fële ca Ziguinchor di naqarlu tamit taxawaayu équipe bu Casa Sport bi mu jàpp ni dañ doon perte temps lu bare ginnaaw bi ñu jiitoo ci score bi ñu teewlu ko. C'est sûr parce que quand on est compétiteur on cherche à gagner tous les matchs. am nañ lu ñu métti ak betteel ñu nag ay compétiteur lañ suñu yéene mooy gagner match yëpp première mi-temps bi def nañ ci lu am solo laata Casa Sport di dugal ci ab coup franc dama jàpp ni sax suñu góol bi waroon naa gën a góorgóorlu ngir action bi bañ a dugg amoon nañ jafe-jafe ngir créer ay occasion ci deuxième mi-temps bi maa ngi dégg entraîneur bu Casa Sport semaine passée mu doon ñaawlu tappale gi waa Jaraaf doon tappale ci terrain bi ngir gagner temps dafa mel ni tamit loolu lañ gis fii ci match bi doon jouer ngir gagner temps. Où il y a 7-8 changements et où il y a 6 fois le médecin qui rentre, c'est quand même pas beaucoup. Teungueth FC ñoom daal dañoo replongé waat ginnaaw bi ñu xawee woon yeew fële ca Louga champion titre bi Njàmbur recevoir ko daan ko ñaari bal ci benn muy loo xamee ni nag xaw na jur ay rumeur yoo xamee ni ñeneen ñi demoon nañ ba yaakaar ni dëgg la ñu ne kii di entraîneur bi di Youssouf Dabo dañu ko dàq waaye président ba maître Babacar Ndiaye plutôt maître Babacar te basket
ba la nekk moom da ko démentir ci Twitter jàpp ni daal fi mu nekk nii daal coow li bari na waaye dara du ci dëgg liggéey dinañu wéyal liggéey bi moom mooy wéy di nekk président bi Youssou Dabo wéy di nekk entraîneur bu Teungueth FC donc résultat yi nag ni da tëddee Jambar FC recevoir Dakar Sacré-Cœur daan ko benn bal ci dara Casa Sport Génération Foot donc Casa gagné benn bal ci dara AS Douane daan Mbour Petite Côte benn bal ci dara AS Pikine daan Jaraaf ñaari bal ci dara US Gorée moom Guédiawaye Football Club da ko daan benn bal ci dara Linguère fekk Seneps daan ko benn bal ci dara ci classement bi nag leader bu bees di Casa Sport ak 32 points Génération Foot nekk ci ñaareelu place bi am 30 points troisième place AS Pikine am 26 points ba tableau bi tamit am ay changement ndaxte Ndiambour daa génn ci zone de relégation bi 13e Seneps moo fa nekk am 15 points 14e Mbour Petite Côte am 14 points naata ñu jeexale ko ca bitim réew ak jaloore yi nga xam ni sunu internationaux yi champion d'Afrique def nañ ko ci week-end bi bokk na ci Sadio Mané fële ca Angleterre démb mu dugal ci seen diggante ak Manchester City Sadio Mané dugal butu égalisation bi 2-2 égalisation boobu nag permettre Liverpool muy maintenir intact ses chances de titre Vieux Diouf xam naa day nelaw moo tax wanuñu but bi Bamba Dieng je pense bien Bamba Dieng tamit fële. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw jërëjëf rendez-vous demain matin inch'Allah dans Info Matin merci beaucoup léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waa hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga sàggane nañu Astou Sokhna ba mu dee ci seeni loxo waxuma ko journal Libération moo ko bind inacceptable baat boobee la xëy ne dang fang ci xëtamu njëkk Astou Sokhna benn femme la bu ëmboon ba toll ci weeram maanaam ëmbub juróom-ñeenti weer keroog alxames ñu yóbbuwoon ko hôpital Amadou Sakhir Mbaye ngir waroon ko fa césarienne ndax loolu la ñu bind ci ab dossier médicalam ba mu yeggee 9h30 ci suba ba ci ëllëg sa 5h30 du matin ndaw sanga tëdd ak umititam di wañaaroo ko yuuxoo ko bitar ñi ko sage-femme yi di ko romb gauche ak droite sàggane ko ba mu far faatu ca l'hôpital ba yaayi Astou Sokhna ak jëkkëri Astou Sokhna ñoo dem ba mu yàgg ñu gis ne Astou nekkatu fi faatu na ca la sage-femme bak aide-soignant ba soo ko jublu ci moom ngir doon jéem a nëppal li ñu def dem wuti ab certificat de décès boo xam ne amul sax signature jox leen libération nañu moom Astou fi mu tëddoon di matu dem na ba naan leen dimbali leen ma ngir yàlla opéré ma sage-femme ba naan ko ki la war a programmer àjjuma la fay nekk mujj gi mu naan ko soo arrêté wul sa yuuxu yi damay génnee sa yaay ak sa jëkkër ci salle bi yaayi Astou ne doomam ji Astou Sakho bi ko mutuelle du sonalee daa mujj buddi perfusion yi ñu ko sampaloon mbokk yi ne mort naturelle la ñu bind ci certificat de décès bañ leen jox waaye loolee du dëgg seen doom Astou Sakho faatu na te waa l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye ñoo ko rey lu rey mbum deece ñu jugee Louga ñëw Dakar wax ci ndaje mi président Macky Sall woote woon keroog samedi ubbi l'Observateur mi ngi ñuy wax ne lu ñeel élection législative yi ñu jëm Macky mi ngi ci kaw Yewwi Askan Wi ak compagnie bëggu leen a may dara moo waral mu dajale woon ay lieutenant keroog samedi doon waxtaan ak ñoom ci élection député yi 14h ba 16h journal bi ne nañu moom Macky Sall rek moo amee woon kàddu gi di wax la Sénégal nañu Macky Sall teg na plan yi mu jàpp ne moo koy mën a may mu teg loxo Dakar ci élection législative yi nee na gaay mi il faut que da ngeen di woyof wàcce seen bopp wàcc ci terrain bi dajek askan wi ndax politique du rekk toog ci kaw ne gongu ne buur journal bés bi bind ne Macky Sall yokku na gaay mi àll ba xamal leen ne lenn rekk jamono ji moo ñu war a yitteel moo di ni ñuy def ba gagné Dakar ci élection législative yi lise ko nañu teg na ci yàbbi ay dëggam yu xàtt kii di Amadou Ba ak ñi mu àndal 30 000 parrainage yi ñu ko dajaleel ci Ndakaaru moo ko soke Macky Sall da koy xeeb partem bii di APR li ko sonal ca Touba soxna Ami Mbacké mi ngi ñu koy wax ci biir l'Observateur moom dage bu ministère emploi ak formation professionnelle dooni responsable ci parti APR nee na soo gisee suñu taxawaay ca Touba moo di dañu fa amul leader bu mat bu tax ñu naan ab leader mu ne waa Touba amuñu ak président Macky Sall benn xarma yàlla ñamu fa tekkay dénk leen parti bi ñoom la waa Touba bëggul moom présidente réseau femme du Bawal gi ne nekkee wuñu fa dara lu dul xastanteeg wax ju ñaaw ak di dàggasante ci réseaux sociaux yi Ami Mbacké ne te li ko tax a métti moo di ay kilifa yu mag yu waroon a waneew yoon ñoo ko fay def l'Observateur nañu ca Touba Aliya fa la yëkkate yooyu le kàddu ci ndaje mu fa doon amal jëmoon ci jébbal askan yi ab ceeb diwlin suukar ak yi ñuy dundee ci weeru koor yi journal La Tribune xëye moom it beneen soxna bu solu dàllam dugg réew mi ngir waajal élection législative yi muy Maïmouna Sissoko Khouma moom mi jiite agence nationale case des tout-petits moom mi jiite enseignants républicains yi yéenekaay bi nee nañu ma nga woon ca Kolda ca Sédhiou ak ca Ziguinchor daje na fa ak enseignants yi dajale leen waxtaan ak ñoom ci li président Macky Sall def ci wàllu njàng meek njàngale mi ci fukki at yi mu jiiteegum réewum Sénégal ñoom jàngalekat yi yéenekaay bi nee nañu dellu nañu féddali seen engagement ci wetu président Macky Sall ndax jàpp nañu ne bukkumbaay bañ sàmbay raso Samba Sall maire bu Dabale xëy na ci Serigne Boub maire bu Kaolack yëral xët mu njëkk
Vox Populi Samba Sall nee na Serigne Mboup maire par accident la nee na it ku jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar dañoo perte Kaolack yaa ngi nax sa bopp Benno Bokk Yaakaar mooy majoritaire ca Kaolack mu teg ci ne li ñu ñàkk kës ñëw ca Kaolack li ñu ko xañ moo di ay biccoog mbaaloog ñàkk déggoo gu ñu feeñaloon ci suñu biir ci élection locale yi ci élection législative yi ñu jëm Vox Populi nee nañu moom waa ji di maire Samba Sall mi ngi koy waajal ak doole moo waral mu taxawal mouvement tuddee ko Macky encore waxi aji Makka encore ci journal Le Quotidien yéenekaay bi xëy na di ñu xibaar ne nombre pèlerin yi Makka may Sénégal ren ji ñoo ngi toll ci 4736 ujaaj ci kaw loolu ba tey Quotidien nee nañu voyagistes privés yi ci réew mi li ñu bëgg moo di ñu jox leen quota bi yépp ñu gérer. jërëjëf Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñi àndoon nag ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje bu 18h45 jotee xibaar yi ci wolof fileeg boobu ñu leen di ñaanal kendal ak jàmm ak ndogub jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.